leen nuyu di leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellusiwaat ñu am nag mbégte dalalaat ci bile émission Alioune Tine di sama professeur rek laa koy woowee wala monsieur Tine donc ngeen xam ko bu baax nag defe naa mooy su ma nee mooy précurseur lii di droit de l'homme ak yooyu ci Sénégal tooñu ma wala ci Afrique da en tout cas expertise moom kenn mënu ko naatable ci fànn boobu donc RADDHO aussi ku ne xam na mu porté flambeau boobu ba RADDHO doon li mu doon Amnesty International xam ngeen ko fa léegi nag mu yor yëfam tuddee ko Africa Jom Center dina si ñëw ak ñun ci biir émission bi loolu la jiite fi mu ne waaye Alioune Tine et demeure un citoyen sénégalais et un observateur de la scène politique africaine. Donc monsieur Tine ñu jaajëfal si ni nga nanguwaatee suñu invitation ak nag sénégalais yi soxla nañ la ci yi fi xew biir réew ak biti réew pour xool nga jàppale leen ñu mën a décortiquer actualité bi donc ñu bàyyi la nga nuyoo ñoom ñi lay seetaan. waaw kon nag jërëjëf Aïssatou ci invitation bi nga ma invité tey ma ci bég di dajawaat ak yow ak li ma lay ragal yëpp donc di nuyu tamit téléspectateurs yëpp di saafonteeg ñoom et di ñaan yàlla li nga xam ne ñu ngi koy wax fii mu nekk njëriñ pour réew mi nekk njëriñ pour askan bi incha allah yàlla mën na ko yàlla nañu ko defaral donc monsieur Tine amul taxaw nu ma ko waxee léegi Africa Jom Center donc ci nga yëngatu fi mu ne moom lan mooy boo ñu doon wax tey boo ñu ko doon diagnostiqué lan mooy ADN-am waaw ADN-u Africa Jom Center yomb naa xam nga léegi dañu jël suñu retraite ci la ñuy teg kii boo xam ne bi li ñuy wax think tank maanaam espèce su boîte à idée la comme fi ma dëkk ay professeur d'université rek ñoo fa dëkk ñu ci bëri retraité nañ mais xale lañ seen tey seen xel lay gën a nàcc donc ñuy liggéey ak ñoom Africa Jom Center nag comme niñ ko waxee think tank dafay dimbale di leeral li nga xam ne mooy décideurs africains yi d'abord pour bu ñu bëggee jël ay décisions ak yépp ñu mun leen a dimbale leeral leen yoon bi waxtaan ak ñoom dimbale leen Africa Jom Center tamit dafa nekk fii aussi pour di jàppale ñi tamit ñi xam ne organisation yi mu ne Afrique boo xoolee dafa feebar c'est en panne boo xoolee ci àdduna bi dafa feebar donc ñun Afrique nag lañu mën sukkandiku ci lii nga xam ne mooy suñu aada mooy suñu cosaan mooy suñu ay valeurs pour tabax suñu démocratie bu méngoo ak suñu ay réalité et puis mu nekk aussi démocratie boo xam ne dafay sukkandiku wala mu fasu ci li nga xam ne aussi mooy norme internationale yi donc ñu ngi def gëstu bu baax ci lu demee noonu jàppale ndaw yi jàppale jigéen ñi parce que dooleel jigéen ñi tey dafa ne loo xam ne am na solo lool parce que gis nañ ne bi ñu defee élection présidentielle yi rek benn jigéen sax mënul woon franchir frontière bi pour nekk candidat loolu xam nga dellu gannaaw bu metti la voilà et puis lii di aussi li ñuy wax dérèglement climatique aussi ñu ngi ci biir yooyu yëpp di ci xalaat suñu bagage yaatu na ci xalaat lépp loo xam ne dañ koy xalaat pour développement bi jëm kanam li ñuy wax aussi xalaat nouveau concept bu développement bu Afrique boo xam ne ñun africains yi ñoo koy xalaatal suñu bopp defal ko suñu bopp tëralal ko suñu bopp du loo xam ne lii FMI wala Banque mondiale ñoom ñooy ñëw ni ñu nii ngeen di tabaxee seen développement loolu en tout cas li nga wax noonu defe naa ni lu àddina soxla la rawatina nag fu ñu féete ñun di Afrique waaye nag foog ma tojal la Africa Jom waaw Africa Jom dafa am kajom kajom ci joolaa mooy ëllëg mooy avenir nan la ñuy tabaxee suñu avenir mais teg ko ci ay valeur maanaam jom dëgg la xam nga jom dafa nekk valeur boo xam ne pour ñun valeur absolue de dignité la waaw xam nga doo yar sa doom nu ba ni ko ñàkkal jom amal jom rek waaw amal jom rek te it jom dafa am jomb maanaam dafa am ay frontières yoo xam ne donc war a ko dépasser mukk ci suñu valeurs yi dañu naan jomba ñaaw mais jomb def lu ñaaw jomb
jikko ju ñaaw dem def jëf bu ñaaw donc valeur africaine yi nga xam ne am na fi mu nekk ñun loo xam ñoo ko produire di sellal buñ ci sukkandikoo macha allah mun nañu am suñu gouvernance boo xam ne mun nañu ko voilà mun nañ ci sukkandikoo ci li Thierno Souleymane Baal di wax la charte de Kouroukan-Fouga donc foog ñu dellu si ci li nga xam ne ñun banañ ko voilà ñoo ko xam ne ñoo ko moom en tout cas ni nga ko tojee moom am na solo et dañu siy ñaanal rek sama bët yàlla na ko yàlla mottali ko amiin amiin ñu duggee noonu nag dëggantaan ci actualité bi mënuñoo weesu ak romb li nga xam ne mooy coowal BBC bi ak na mu impacté boobu ba léegi ci doxalinu réew mi péripétie bi mu ci mujj nag mooy démission Aliou Sall noo ko jàngatee. pour man démission bi c'est tardif. maanaam mënoon na ci njàlbeen ga rek. biñ ko tegee tuuma yu métti yooyu ci lañ ko wax sax ñun. waaw dañ ko teg tuuma yi rek. automatiquement ñun ñu bind ne war nañu rafet njort ni am na innocence parce que quand même ñun droit de l'homme loolu la ñuy wax buñ la tegal tuuma rek ñu ne yaa ko def déedéet tuuma yi daal li koy dëggal mooy justice ñu ni ko nag da ngay tekki sa ndomba tànk jàkkaarloog justice ba pare laver sa bopp bu baax sa honneur très important waaye bañ ko waxee ca njàlbéen nga yaakaar naa ne déggewu ko woon noonu waaye bi mu ko defee ñun ñu ngi koy rafetlu rek parce que aussi mieux vaut tard que jamais léegi nag loolu rek doyul li ci des mooy ñu fexe ba xam ne fan la dëgg bi féete fan la dëgg bi ferenkulaayu loolu am na solo parce que loolu mooy indi dal mooy indi aussi ñit ñi féex mooy indi aussi ñit ñi daal di ni léegi kay moom dëgg-dëgg comme xam nañ dëgg bi te dëgg bi lenn ko mën a indi ci sama gis-gis parce que boo gisee yu mel ni généralement mu ne loo xam ni day jege président trop ci biir Afrique wala mu jege partem trop mu nekk nitu partem pour ñu génne dëgg gi ci mbiru politique day jafe lool donc ba ci même ay réew yoo xam ni comme Afrique du Sud la amoon na ay problème mu si tu veux ay commission ci ay armes waaye Afrique du Sud ni ñu defoon dañu amoon commission d'enquête indépendante maanaam bu ñuy defee commission boobu mooy kuréel boo xam ne dañu wut ay nit ñoo xam ne ñu xarañ lañ nit ñoo xam ne ñu sell lañ ñu wóor lañ am na mun nañ leen wóolu ci nit ñi mun nga ci gis koo xam ne par exemple nekkoon na inspection générale d'État parce que ñu ngi wax rapport inspection générale d'État donc buñ ci jëlee koo xam ne sax retraité na am expérience baax na mun nañ ci jël magistrat am na solo wala avocat donc juriste baax na mën nañ ci jël journaliste investigation ku mel ni Mayenu Jones xam nga ci la am na solo lool mën nañ ci jël aussi gendarme wala policier parce que ñoom tamit dañuy def investigation mën nañ ci jël tamit société civile bu ñu amee ñu mel noonu xarañ ñu jox leen lépp loo xam ne mooy jumtukaay pour ñu dem gëstu def ay enquête bu ñu ñëwee ni ñun de lii ak lii ak lii ak lii lañ gis ñu jébbal ko état bi jébbal ko opinion bi ni recommandation yi de lii ak lii ak lii ak lii la ñuy def bu boobaa bu fekkee ne yoon war na ci am lu mu war a def ñu ni yoon defal bu fekkee ni tamit leneen am na ko ak lu ñu war a def ñu def ko parce que lii yëpp boo gisee mu am daf lay wan ni rek que suñu institution yi am na lu bari luñ dese benn boo gisee mu am dafa nekk ni booy jël parce que quand même signature président de la république président de la république dafa am pouvoir boo xam ne pouvoir bu rëy la président de la république dafa ne institution boo xam ne dañ ko war a protéger dañ ko war a aar pour que yoo xam ne sax day am yu mel ni mu bañ ko jege donc mooy pouvoir boobu bu fekkee ne nit rek ko am te nit tamit nit nga rek de doo leneen doo malayka doo yàlla doo yenent nit rek nga nit nag dafay mën a juum su ko defee dafay am ñi koy wër day nekk ñu wóor ñu xarañ xam nga bii du bu ñu gis rek xam nga gis nañu boo xam ne bii mooy waajoo ji jaay garab yi
Wuri Ba dañ jox ko grâce mu ne dañ ma nax xam nga nag boo gisee ay failles yu mel noonu di am ci institution boo xam ni moo nekk institution suprême. mais sax la mën a nekk nag dañ ma nax président bu ñuy nax loolu c'est. waaw loolu mooy li ma lay won xam nga bu fekkee ne yow sa signature réew mi la sa signature du lu ndaw il faut ñu encadrer pouvoir boobu mu bañ a nekk un pouvoir personnel boo xam ne boo ñëwee da ngay def te it pouvoir bi il faut que ñi lay wër am na ñoo ci xam ni au moins sax dañ seet ndax nit nañ ndax nite nañ ndax xarañ nañ ndax wóoru nañ ñu ni ñun de am nañ yaakaar ne ñii nga boo xamee ne nañ sawet xëy na wala sax ñu def ay audition pour xam parce que pouvoir présidentiel dafa ne pouvoir bu rëy fépp foo xam ne jam nañ ko fa rek dafa mel ni réew mi la ñuy jam donc il faut que ñu ñëw réfléchiraat ci pouvoir présidentiel bi seet nan lañ koy accompagner seet nan lañ koy encadrer seet nan lañ koy aaree waaw jox ko sécurité bu rëy moo tax lii du fekkoon ne loolu am na mais commission bi ngay wax noonu bu commission bi moom day enquête rek ci li nga xam ne def nañ ko te est-ce que loolu commission mel noonu souvent yooyu ñu ngi koy gis pays yoo xam ne peut-être ñu ngi nekk ci ay crise yu doy waar yu mel noonu bien que sax ñun li ñu nekk ni kenn sorewul crise mais dama bëgg a laaj est-ce que foog nga ni yëf yi ni muy déroulé nii président Macky Sall pare na pour taxawal lu mel noonu ndax yaa ngi dégg ñu naan ubbi nañu ku am looy xalaatal dama ci dikk nga wax ko fa. waaw xam nga ni ñuy wax dëgg nag bu amee crise bu mel ni am na noo xam ne. parce que lii crise la. non crise bu rëy la du crise bu ndaw. parce que kii comme on dit c'est une affaire d'État dootul affaire boo xam ne affaire privée la rek. waaw ñu bari ñu ngi naan affaire privée la mais affaire d'État la. non déedéet affaire d'État nag da nga koy gérer ak responsabilité da nga koy xool def ko ak xarañ def ko ba nga xam ne di nga dalal xelu askan wi waaw ci ni nga koy doxale waaw loolu am na solo lool te li ma wax rek mooy benn il faut que mu leer parce que leeraay bi mooy tax nit ñi seen xel dal ñaar su fekkee ne am na loo xam ne yoon da ko war a def na ko yoon def parce que procureur mu ngi déglu nit ñi man waxuma ni procureur xam nga procureur sax dañuy wax dëgg ak ni mu doxalee temps yëpp ak niñ ko gisee xel mën na tey dafa mel ne dëgg tëddewul jaaxaan te it procureur noonu lañ ko bindee ci suñu texte yi procureur exécutif mooy chef am lim koy wax moom lay def mën na libre sax ci waxin waaye ci bind moom problème la mais nag ñun ci suñu bopp tey rek ñu ngi nekkoon di waxtaan di def séminaire boo xam ne ci nan la ñuy def ba nga xam ne dañuy suqat justice Sénégal dañuy def ba justice bi am indépendance ba justice di am jumtukaay yoo xam ne da ciy mën a liggéey tey am na fa ay procureurs yoo xam ne ñoo fa newoon jël parole bi di wax ñu xarañ di liggéey ci ministère de la justice ñun bi ñu leen dégg communication yi nga xam ne moom la juge yi wax def ko tey man ci sama bopp dama waaru dama ne man mii Alioune Tine li nga xam ne moom lay wax bés bu jot maa ngi gis ñii ñu ngi koy wax mu gën a leer gën a jub ma gis ci ay procureur ak ay juge yoo xam ne am nañ xam-xam am fit am indépendance yooyu lañ doon wax tey donc dafa mel ni mbir mi dafa ñëw te sama gis-gis lenn laa gis nga lii ñuy wax pouvoir exécutif mooy autorité publique yi war nañu déglu bu baax lii nga xam ne juge yi ñoo am parce que décalage bi am entre culture bi juge yi am ak gis-gis bi ñu am ak vision bi ñu am ci indépendance de la justice ak pouvoir judiciaire dëgg-dëgg bu fekkee ne waxtaan am na mun nañ def ay jéego yu gaaw a gaaw waaw yu am solo te ay jéego yu gaaw lay doon te ñi ma gis tamit am nañu responsabilité donc dëgg-dëgg ñun ñu ngi liggéey Afrikajom loolu liggéeyam tam ba nga xam ne lépp loo xam ne ay conclusion la ak lii nga xam ne aussi ay recommandation la ñu jël ko jébbal ko autorité publique yi mais su ma dellusiwaatee ci Aliou Sall na mu démissionné aussi bien dans la forme que dans le fond ñu bëri sax ci forme bi la ñuy taxaw dafa ñëw indi kaamil alxuraan
Wade. boobu ba léegi nag yaa ngi gis ñi ko ŋàññ bari na parce que daal méthode boobu daal dafa xaw a daal doy waar yow lu ci sa jàngat. waaw xam nga gëm-gëm ak diine léeg-léeg soo ko dugalee ci mbir yi dafay suspendre yeneen argument yi waaw bu fekkee ne moom la gëm te def ko man gisuma ci benn ŋañ waaye du tere loolu du tere ñoo xam ne ils sont totalement indépendants muy juge muy commission d'enquête bi ñuy wax daal di dem leeral mbir yi ñëw xam nga bu njëkk ba sax ci tribunaux yi képp kuy ñëw dañ la naan jëlal sa loxo teg nga waat mais ñiy wax ak dëgg ñi dul wax dëgg yëpp dañuy jël texte kaamil voilà man waxuma ne baax na waxuma ne baaxul waaye terewul fi nga xam ne mun nañ fa jaar ba dëgg am ñu jaar fa fi ñu mun a jaar aussi ba nga xam ne bu fekkee ni dëgg am na te it mu am loo xam ne dañ ko salfaañee du ko defee yoon tegu ci loolu daal mooy li nga xam ne moom lay diglee mais monsieur Tine yaa ngi gis ne que déjà au début ñoom ña nga doon minimiser yi fii naan affaire privée la wax nga ko sànq lii nekkatu affaire privée affaire d'État la ndax depuis lors on est un peu la risée du monde entier donc mu bëri si ñoom ñi nga xam ne ñoo ànd ak pouvoir bi ñi ne lii dafa am ñu si bëgg a pëtaxlu pour yankal seen nguur moo bëgg a laaj yow mi nga xam ne expert nga su yu mel ni conflit yu mel ni yàgg nga ko gis si Afrique yu mel noonu crise bu ni mel est-ce que mën na nekk de nature effectivement à menacer benn régime mooy est-ce que mën na daaneel nguur à la longue gis nga boobu ba léegi coow li ba léegi arrêté gul malgré Aliou Sall waat na démissionné na CDC yëf yi arrêté wul gis nga àjjuma mu jot nit ñaa ngi jóg dimanche tey jii dafa war a am marche àjjuma la ñuy tourné émission bi ñu interdire ko ñoom sax plié wu nañu donc yow li nga gis noonu yëpp ak li nga xam ci conflit yi ni mel crise yi ni mel lii ndax mën na daaneel à la longue. waaw crise bi waxuma la sax problème mu nguur rek gis nga li ma koy wax rek li ñuy wax pétrole c'est un liquide inflammable. waaw xam nga liquide inflammable boo ko waxee rek. waaw wax nga lépp. te acteurs yi nga xam ne ñoom lañ ko digaaleel. c'est pas des enfants de cœur. acteurs yooyu. ñoom seen état yi sax ñoo leen ëpp doole ba nga xam ne dañuy woñ seen loxo. waxuma nag ñun. te acteurs yooyu taal nañu réew yu bëri. Biafra moom la boo jëlee problème mu Ken Saro-Wiwa moom la boo jëlee Congo Brazza xeex bu méttee moom la parce que ñoom te loolu am solo li may wax nii ñoom bu ñu gisee alal ju bari muy pétrole wala muy uranium dañuy ñëw non seulement dañuy ñëw mais dañu ne ñoom seen kiis li ñuy wax seen sécurité nationale ci pétrole seen pétrole bi ci la dépendre ñun suñu sécurité nationale ci uranium bi nga xam ne moo nekk Katanga parce que uranium bu Katanga bi dañ ko fàtte waaye uranium boobu moo tax bombe atomique bi njëkk a bi ñu taal Hiroshima ak Nagasaki ci foofu la jógee Katanga looloo tax ñoom amuñu jàmm ba tey parce que dafa nekk réew boo xam ne moo gën a géostratégique ci àdduna bi ñëpp di ko xeex parce que uranium bi xam nga voilà léegi bu ñu nee pétrole bi nga xam ne moo nekk Arabie Saoudite dafa dépendre ci sama sécurité nationale xam nga li mu leen jaral bari na trop ñu nit dañu war a am fulla ak fayda joo xam ne dañu naan pétrole bi ak gaz bi problème mu sécurité nationale la bu ñu nee problème mu sécurité nationale dañu war a am consensus ci niñ koy doxale dañu war a am consensus ci li ñu naan sellal bi ñu koy sellal ba mu dox dañu war a am consensus ci nan lañ koy séddalee ndax ci suñu constitution dañu ne pétrole bi ak ressources minières yi askan bi moo ko moom yaakaar naa ne lu jëkk ci li nga xam ne moom la ñu waroon a def mooy loolu ça veut dire consensus bi parce que sécurité nationale dafa am solo donc lëkkaloo bi ba nga xam ne muy nguur gi
muy opposition ci lépp loo xam ne jóg na ci ressource minérale ak ñu ne ñu d'accord ne nii lañ koy doxalee gis nga président sax bi ñu daan wax loolu naan ko bala ngay def sa code pétrolier bi waxtaan ak nit ñi dégg ko bi muy def code Petrogaz dañu waxtaan nga yaatal def ko mais dafa jékki-jékki mbir mi doog a am mu doog a ubbi opposition c'est pas trop tard pour man il n'est jamais trop tard pour bien faire l'occasion fait le larron comme ubbi naa ko mais loolu lan la lay indil ci li ñuy doxalin maanaam au lieu que ci jàmm bu amee jàmm am nga leeral ubbi wax ak nit ñi déglu leen mais da ngay bàyyi ba musiba am nga doog a réguler li ñuy wax réguler par la catastrophe loolu la ñu war a bàyyi lii mooy réguler par la catastrophe bu amee nag nga doog a ne damay ubbi di def nii di def naa loolu mooy indi coow indi fitna donc mais léegi crise est-ce que lii mën na daaneel réew buñ ko xeeb de ah non lii am ni buñ ko xeeb te it il faut que nguur gi wane xarañ wane dégg-dégg wane déglu wane tey wane responsabilité wane waxtaan ba nga xam ni crise bi mën na ko gérer mais est-ce que boobu ba léegi li nga wax noonu c'est très important mais bi ñu xoolee ba ñu fiy déclenché woo ba léegi àddina version panique bu généralisée bu am ci ñoom xoolal barki de mooy Ndiaye El Hadj Kassé mu yoroon communication président Macky Sall la mu def fee TV5 ñëw gën a en tout cas bëgguma gën a enfoncé Aliou Sall waaye la mu communiqué am na indi na jeexi jaaxa ba moom ñu jële ko ci postam donc li nga wax nii yëpp dafa dugg si ne nguur bi est-ce que ñu ngi gérer bu baax crise bi xam nga lan mooy suñu jàngoro mooy le fait partisan bu fekkee ne da nga nekk ci le fait partisan ba mu am doole ba pare ngay déglu ñoo xam ne ñi dañuy seet seen intérêt rek nga yaakaar ne yow sa intérêt la ñuy seet te tegu ko ci yoon loolu mooy indi problème suñu jàngoro mooy ñàkk impartialité xam nga impartialité dafa am importance ñu am état boo xam ne c'est un état impartial am état boo xam ne c'est un état non partisan ba pare am ay homme d'état parce que homme d'état yu am culture d'état dafa am solo mais boo gisee xuloo bi am ci diggante homme d'état yi ak li ñuy waxante man tamit dama tiit dama naan attention Sénégal fu ñu jëm mooy li ngay wax rek moom wax na lii di nga dégg nga ñeneen ñoo xam ne jege nañ président wax leneen xuloo am seen biir ñoom seen biir te ci entre homme d'état yi dañu war a maanaam vision bi ñu war a am ci ni ñu war a régler problème yi dafa war a tegu ci yoon tegu ci dëgg tegu ci sellaay loolu moo tardeel mbir yi mais léegi ni ñu dàqee El Hadj Kassé mu dem wooyuwaat ñaari waxkat yoo xam ay waxkatam yoo xam ne dafa leen dàqoon ñooñu ba au plus profond de la crise waxuñu dañoo toog xaar ba ñu nommé leen ñu mooy li nga wax ci partisan dañuy xaar ba ñu nommé leen ñu doog dugg muy l'autre là Latif Coulibaly ak Seydou Gueye dañ ne pat ñu toog di xaar ba ñu nommé leen ba ñu leen nommé ñuy envahir presse bi doon ñu wax ko donc foofu aussi wanewul rek taf yëngal ak ñàkk mën a gérer yëf yi ak tam dëgg boo xam ne nii neex ba neex reportage bi si laal na ko fa reportage boobu la. reportage bi kay moo indi lépp. moo indi lépp mais li nga wax dafa am solo. xam nga man su may analyser tey dama naan président day fonctionner en circuit fermé. il n'est pas ouvert. waaye. c'est-à-dire que Sénégal yemul ci APR yemul ci ñi la wër Sénégal ñu xarañ rek a fi fees. ñi ngi fépp. moom nag boo xamee ne dem na ba nga xam ne moom moo nekk ci jal bi te nekk ca kaw a kaw day seet ñi gën a baax ci sénégalais yi gën a xarañ gën a am sellaay mu teg leen pour que Sénégal fi nga xam ne dafay dem ak pouvoir bi nga xam ne moo am naka lañ koy aare waaye bu fekkee ne day génne fonction de chaise musicale en réalité moom leen am ba pare ñii ñëw ni comme kii nii la wax ñu dàq ko xaaral wax leneen voilà wax la exactement ay calcul lay indi te dañu naan waaw man maa ngi nii doon toog xaar génne nañ ma ñu jëlaat ma am na ñoo xam ne nee nañ ne bu la dàqee rek jëlaat la yóbbu la fenn c'est pour ça ma ne Afrikajom il faut que ñu xalaataat
pouvoir présidentiel. nan lañ koy defee boo nekkee président nga xam ne yow yaay chef d'État. yow yaay chef administration. ñu bëgg état boo xam ne dafay nekk un état neutre. dafay nekk un état impartial. c'est-à-dire que état boo fa nekkee nekk chef d'état amuloo yaay amuloo papa amuloo leneen ay citoyens ñoo lay wër. nga xam ne citoyens sénégalais lañ mu ne sa yaay ne sa papa. bu ñu defee lu dul naka sa yoon dem ci. mu ne APR mu ne leneen. moo tax ñu ne c'est extrêmement important président de la République bés bu yéegee rek. casquette bi nga xam ne mooy casquette partisan bi mu jël ko teg ko fee. mais ñun on n'est pas encore prêt à ça parce que Macky Sall loolu dem dëggoon nañu ko. wax na ko mais il l'a jamais fait mais résultat yi ñu ngi koy gis bés bu jot. résultat yi ñu ngi koy gis bés bu jot bu fekkee ne te loolu assises yi dañ ko wax. ñun bi ñu commencé di ko wax yàgg na depuis 2000. président Wade dégluwuñu loolu la wax. te gis nañu président Wade nan la demee. fii it ñu ngi koy wax dégluwuñu. parce que en fait bi ñu jógee ci PS. dañu ne woon dañu war a am ay rupture yoo xam ne dañuy jëm kanam rek mais bi ñu jógee ci PS seet nañ ne léeg-léeg ñu toog ñu xool ñu ne attention ah pourtant régime Diouf ak régime Wade ñu ngi mel ni bu fekkee ne culture état ñoo ko ëppoon culture administration ñoo ko ëppoon parce que bu njëkk ba concours yi ñu ko daan def le système méritocratique mu ngi am mais tey y a pas le système méritocratique c'est le système partisan le système partisan day rey dernier degré te dafay rey état système partisan day rey état. il faut que ñu wàññi système partisan. parce que mooy indi lii ngay wax yëpp. mais monsieur Tine système partisan boobu yaa ngi wax ne Ablaye Wade lu ko fi jëlee en tout cas bokk na ci implication famille am. bien sûr ñu foogoon ne président Macky Sall mi tiré na les leçons mel ni il a fait pire gis nga li mu ko jural muy implication Aliou Sall bi. léegi man dama bëggoon na xam mooy sunu pétrole bi ak sunu gaz bi xam ne benn génn gu ci sax en réalité. ban njàngat nga mën a am benn analyse bu globale la ci ni ñuy attribuer permis de recherche Petro-Tim Aliou Sall nañ ko na mu ne sarax ci sunu pétrole bi loolu yëpp ñu bëri ñi ngi soupçonné ne Aliou Sall en réalité. dafa nekk rek daal benn genre prête-nom nii rek quelque chose boo xam ne c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. waaw xam nga loolu ñu bëri wax nañ ko. te tant que amuñu moo tax ma ni commission indépendante commission d'enquête indépendante. parce que kon foofu yow wóoluwoo justice yow. sama gis-gis mooy problème yu mel ni am na Nigéria. justice réglé wu ko. am na Niger am na uranium gate. justice réglé wu ko. am na Afrique du Sud justice réglé wu ko dañu mujj jël commission d'enquête mooy bi ma wax nii boobu mooy ñëw daal di ni nañ def nii def naa parce que léeg-léeg aussi mu am ay fautes yoo xam ne boo ko tegee ci kaw état bi day màbb dëgg la non dëgg la dañu waxante dëgg amuñu ay état yoo xam ne am na doole commission d'enquête mun na ñëw def ay recommandations ñëpp xool ñu boole seet lan la état bi mun ñu teg ko mais proposition mënoo ko defal président Macky Sall yow man ngay y a pas de problème man xam nga moo ko tax ma koy def nii man mun naa bind kii ko te naa ko bind yóbbal ko parce que commission d'enquête bi dëgg neex yàlla dina dalal lu bëri ñu xaar ba mu génn bu génnee tamit dinañu permettre ñu tirer leçon yi parce que mbiru pétrole bi mu génne nii moo gën su fekkee ne ñu bañ a xaar ba ñu xam nga moom mu ngi commencé ci président Wade signé na mais amul dara loo xam ne publié nañ ko journal officiel ça veut dire amul benn légalité acte yi nga xam ne président Wade def na ko moom nag moo ñëw boobu xam nga Aliou Sall duggoon na déjà waaw man su ma doon moom sama mag ñëw ci jal bi rek danaan bàyyi naa ba set ci wécc xam nga dañu jóge ci état boo xam ne man dama ko ni woon sax dafa mel ni état familial état clanique état familial état clanique day màbbal état dëgg la te it nit ñi dañ ci war a jàng seetal problème yi nga xam ni Wade dafa génn rek Karim am ay problème nga dem Burkina Faso Blaise Compaoré dafa génn rek François am problème mënul dugg sax ci biir dëkk bi waaw wallaay mais dama naan mais comment ça se fait que nit ñi duñu jël jàngat yooyu parce que nguuru yàlla rek moo dul jeex nguuru doomu adama ala kulli alin day jeex donc il faut
ñu seet lan lañ mun a am ay kuréel yoo xam ne ay kuréel yu jub la kuréel yu baax la kuréel yoo xam ne day dimbale président parce que gis nga dimbale président da ngay def sa xel ne damay dimbale Sénégal parce que président mooy Sénégal. oui mais monsieur Tine Aliou Sall démissionné na vraiment on comprend bien que du démission bu ko neex ba démission forcée la démissionné na CDC ñu bëri doon xaar plus loin mu bàyyi maire yi Dakar maire yi Guédiawaye mais surtout que justice bi nga wax ni pour le moment en tout cas comme commission boobu taxawagul proposition bi xëy na fii président Macky Sall déggaale ko ci yow moo am nu mu demee mais nit ñi lu ñu gën a soxla mooy li nga wax léegi nii que Wade dafa génn Karim Wade nekk ci ay jafe-jafe. kii moom pour la première fois moom génnagul. début mandat la nekk. sa ba léegi savouré gul moom deuxième mandat moom. bëree bi am ba ñu forcer à la démission. Aliou Sall donc lan le président Macky Sall aujourd'hui mën a def ba apaiser ñu bëri ñu ngi jàpp ne li mu war a def mooy mettre son frère à la disposition de la justice pour le moment en tout cas au moins. loolu mënut a ñàkk bañ a am. Aliou Sall moom ci boppam waxuma sax frère am de. mais moom ci boppam moo war a dem moom ci boppam du waat rek ci alxuraan moo ko ci génne. waaw li ko mën a raxas ba mu set wecc. mooy enquête judiciaire bu ñu def ba mu mat sëkk. bu indépendante totalement. te kooku il faut que justice bi am courage justice Sénégal bu amee courage def ko. justice Sénégal ci boppam mooy tax Sénégal taxaw. parce que gis nga li benn kii wax magistrat wax. mu ne gis nga bu fekkee ne séparation des pouvoirs amul. day màbbal état. dëgg la donc il faut que ñu góorgóorlu Aliou Sall ci boppam bëggum Sénégalam war na ko jaral mu ne bàyyi naa lépp. maa ngi nii ci mbiru justice Sénégal ñu def enquête bi ba mu jeex takk bés bu ko defee. ci lay xam ne sénégalais yi du leen gën a gore. amul. déedéet dañ sénégalais yi bugg nañu dëgg. voilà bugg nañ Sénégal. te loolu bés bu ko defee. dina wàññi lu bëri. dina jàppale magam ci xadar bi te dina jàppale magam. waxuma sax man au delà de magam man magam seetuma ni magam la damay seet ni magam mooy Sénégal mooy président de la République. te jàppale président de la République mooy jàppale Sénégal. mais donc kon Aliou Sall foo sax bàyyi mairie Guédiawaye bi peut être tout à fait. ci man looloo gën. c'est-à-dire que li tax Macky ne président lan la. Macky biñ koy bund xatal. sonal ko. Sénégalais ñëw jàppale ko. Sénégalais yëpp yërëm ko. bokk takku. waaw bi mu jógee ne man. démissionné naa yëpp. bàyyi naa lépp. waaw. mais ci dinañu ne mooy. macha allah gor exactement. yaakaar naa bu li nga xam ne mu jël décision boobu tax na tey mu nekk président de la République. Aliou Sall dafa war a bàyyi mairie Guédiawaye ñëw taxaw jàkkaarloo Sénégal. bu ko defee. ni bàyyi naa lépp duñ taxaw ñu ko jéem di ko bëmax parce que ñuy commencé di ko bëmax mu génn. doo xaar ñu bëmax la. waaw yaay gore da ngay taxaw nga daal di. simmeeku ba set nga dem bés boo ko defee. Khalifa Sall xool nañu ko simmee te peut-être pour bien moins que ça Khalifa Sall defe naa à tout casser c'est moins de 2 milliards lañ koy toppee ñu simmee ko ba mu set wecc ci nu Khalifa Sall a été complètement mise à nu Khalifa Sall. mais man tey dama ci yàq rax dala. xam nga Khalifa Sall politique rek la def si àdduna. loolu moo nekk profession te loolu tamit la doon def pour avenir am. xam nga boo jëlee kooku nga jël ko def ko li nga ko def dafay doy waar. ça veut dire que en réalité détruire nga ko totalement. te ba tey nga bàyyi ko foofu ci prison. te xool tey ji dàq nañu. tey gis nga tey ni ñu dàqee directrice bi ko. te kii bi nga xam ne mi ngi fi nu mu tuddati moom problème bi mu am. moom Aliou te jege président. waaw di magam rakkam moom di rakkam. moo indi coow li parce que ñëpp dañ naan comme def nañ nii Khalifa Sall pourquoi pas te du ñu ngi ni dañ koy bind sax bés bu ne nga gis ñu bind ko. mais bés bu ne nga gis ñu wax ko tous les jours que les gens tous les jours ñu bind ko wax ko. xam nga loolu moo tax ma ne état partisan. état familial. état clanique. dañu war a góorgóorlu. seet nan lañ koy génnee ci Sénégal petit à petit. du am état boo xam ne. ak chef d'état bi day nekk un état impartial. mu nekk un chef d'état de tous les Sénégalais. non partisan impartial. processus bi peut-être mën na comme ni ma koy waxee rek. xam nga toujours dañuy def régulation par la catastrophe. peut-être catastrophe bi dina tax nit ñi gën a xalaat seetaat nan la ñuy encadrer président seetaat nan la ñuy encadrer pouvoir. seetaat nan la ñuy def ba nga xam ne dañu am un état impartial loolu lu am solo la. mais monsieur Tine est-ce que président Macky Sall il nous reste moins de 10 minutes moo damay accélérer président Macky Sall
boobu ba léegi il faut avouer que il ne gère pas bien cette affaire-là parce que il est encore dans vraiment mi ngi taf di yëngal di làmbatu di kii mel ne vraiment koo xam ne mënoo gis bu baax nga dajaal donc lan la mën a def tey jii bu doon en Europe en France da nga gis président bi génn wax ak Sénégal yi. def discours à la nation. loolu sax ñu ngi ko doon xaar. c'est waaw man que yow maa ngi doon xaar loolu. bi nga ne benn autorisé na manifestation bi ñun ñi manifester mu ne lu baax. ñaar kii bàyyi. ñetteel bi rek. waroon na bu dégloo ñiy manifester ci biti lan la ñuy recommander. ak ki bàyyi dafa war a ñëw rek def benn discours am bu am solo bu am solo wax Sénégal ne waaw dégg naa li ngeen wax lii ngeen laaj ak lii ak lii nii laa koy doxale mais déggoo li ma la wax nee naa la bu fekkee ne yow da nga nekk président boo xam ne doole rek nga am da koy wane ba pare tamit te warul ñi la wër waaw amul kenn koo xam ne bu fekkee ne am nga loo bëgg a def mu téye la waaw du sotti mooy li ñu gis nii loolu moo andi lii il faut effectivement ñu seet parce que aussi am na crise yoo xam ne bu amee da ngay seet yan opportunité nga ci jël lan nga ci mën a jàngat mu ne lu baax loo xam ne day jëmale Sénégal kanam nga def ko mais ci signal si ñoo yooyu Khalifa Sall nga xam ne aujourd'hui vraiment képp ku man maa fa daa concerné xëy Khalifa Sall vraiment mais da nga dem ma nga xam ne en tant que Sénégalais da nga koy yërëm quand même parce que père de famille la doomu jàmbur la wax dëgg yàlla rayul deful dara lu dul ñu bëri na jàpp nañ mun xel daa mën na jàpp ne yëfu politique moo ko dugal foofu te mu nekk koo xam ne dañ koy yar ci politique élection présidentielle jeex na lépp jeex na ñu bàyyi ko foofu mu toog xam nga doo du làkk doom bàyyi doom mu génn donc aujourd'hui société civile lan lañu mën a def lu fullawu wax dëgg yàlla ba quand même Khalifa Sall ginnaaw bañ ko simee moom set wecc xanaa ñu bàyyi ko sax mu génn tarax laayo servé dem tëdd këram au moins man dama la ci yokkal leen sax dafa gëm yàlla parce que bi ñu ne tey dialogue politique dafa am dafa dem toog xam nga loolu lu jafe la il faut nga gëm wallaay dëgg gëm yàlla dëgg pour nga ne dañuy defar Sénégal wallaay ma dem toog di waxtaan wallaay mu yóbbu ay nitam ñu toog wallaay ndeysaan te it man yónnee na ma ndaw waaw ñu ñëw ma kontaan ci lool donc sax Barthélemy moo ko dirigé mun nañu ma Alioune ñun duñu contesté falu kii di président de la République ne nag liñ bëgg rek mooy ñu fexe ba nga xam ne dinañ teg élection yi ci yoon ba nga xam ne li fi am du fi amaat te il me semble que waxtaan bi loolu sax moo ci jiitu amul problème donc man daal li may wax mooy société civile yàgg na ko wax yàgg na ko def ne nañ ko libéré. mais Macky Sall faalewu leen ah même dialogue kenn woowu leen ci yéen. bon si woo nañ ñu quand même. mais yéen a bañ a dem ñun non ñun dañu bokk. ñun dañu ne li Sénégal ak problème yi am gisuma leen lu ko mun a génne te mu ànd ak jàmm tuddul dialogue. mais dialogue bi léegi amatul sens parce que ak fi ñu toll nii affaire BBC bi. jaxasoo na jaxasoo na mbir yi contexte bi waaw. il faut l'heure n'est pas état bi daal di def ay jéego yu mag yu fort pour sauver dialogue bi sinon rek dafay compromettre actuellement depuis boobu dialogue mënutul fexe ba taxaw mais pour mu taxaw kay mënoo ne da ngay interdire ay manifestation ñin ñi naan dañuy dem di dialogue waaw ba pare nga tëj da nga leen di kii ba pare doomu jaamur bàyyi sarak muy capax ci réew mi voilà kulli alin loolu yëpp day dialogue mënutul am mais finalement est-ce que monsieur Tine boo xoolee li affaire BBC bi nga xam ne vraiment c'est un coup de massue nga xam ne voilà feeri jóge daangu kenn sóoraaloo ko est-ce que ñi nga xam ne nanguwuñu woon participer ci dialogue bi est-ce que n'ont pas eu raison sur vous xam ni koy waxee ci olof pour man rëccuwu leen ni ngeen demee ci profito ni ngeen c'est en affaire vous voulez bien faire hein mais rëccuwu leen ni ngeen demee toog ci dialogue boo xamante ne nii après quelques jours après BBC bi fësal lu rëy loo xam ne nii kenn xaaraa personne ne s'y attendait xam nga dañu nekk ci situation boo xam ne ci sama gis-gis ak contexte boo xam ne bu fekkee ne daluñu. oui day compliqué. te suñu état yi dañu nekk état yu faible. te da ngay xool li ñu wër muy Guinée-Bissau. muy Mauritanie. muy Mali. muy Burkina Faso. muy Mauritanie. fi ñu wër yëpp ay problème rek la ñu am. oui c'est clair. donc il faut que sénégalais yi sóoraale loolu. oui li ñu am aussi.
muy liquide inflammable. ñu fulaal ko. il faut non liquide inflammable. donc état bi ci boppam moo war a jëkk a jël responsabilité boobu seet problème bi naka lay koy régler bu gaaw déglu nit ñi. mais rëccu leen dialogue bi yéen li ngeen dem poste dialogue rëccu leen. pour man dialogue. waaw il fallait le faire. moo mën a régler problème bi sinon. mais dialogue bu sincère quand même parce que dialogue on a vu que. dialogue bu sincère y avait pas beaucoup de sincérité tey y avait pas beaucoup de sincérité. tey li amul woon mooy ni ñu recomposition force yi. presque ñoom ñëpp recomposition bu am solo am na. waaye. et loolu tamit dina tax féewaloo bi amoon ak xeex yeeg kii wàññeeku na. donc ñit ñi mun nañu dem ci dialogue taxaw ak fulla ak fayda pour que bu ñu nee lii moo am ñu def ko bi actuellement. dialogue mënta am loolu laa bëgg ñu tant que ñun ñu ngi def. loolu il faut oser le dire ah dialogue mënta am. dialogue mënta parce am que loolu moo tax gisoo ñu participer ci dialogue bi ils sont tellement gênés que voilà c'est dafa ñu mënuñu wax. mënuñu wax ñooñu napp nañu. mënoo ñëw ñu naan dañuy interdire ay manifestations nga naan da ngay dem toog ci dialogue ba bu yàgg àdduna moo lay bàyyi. doo amati crédibilité non du tout man dialogue moom moo tax amul sax. amul léegi ba ca des mooy li nga xam ne mooy quand même monsieur Tine président Macky Sall ak ni nga xamee suñu dernière émission laajoon naa la tey boo doon wax président yi de Diouf de Diouf à Macky en passant évidemment par Wade kan moo ci gën a def ay jéego pour ñu sauvegarder sunu liberté ak yu mel noonu waxoon nga ko mais fii tey li ma lay laaj rek mooy vraiment en 2 secondes tey Macky Sall force et faiblesse ci le respect des libertés. fan la toll faiblesse Macky Sall dëgg mooy respect liberté yi. ok faiblesse su Macky Sall dëgg mooy problème mu démocratie tam. oui kooku moom dëgg neex yàlla. bu fekkee ne da ngay jàngat 7 ans yi. 7 ans yoo xam ne dafa bëri tension. oui 7 ans yoo boo xam ne dafa bëri répression. 7 ans yoo xam ne dafa bëri ay interdiction ak limitation ak restriction des libertés. dëgg am na. loolu yëpp dafa def pour damay defar sama infrastructure. boo jëlee aussi li ñëw ba tax boo gisee sax ñu am ay problème di dialogue xam nga boo ñëwee nga gagné à 58%. dinañ dialogue c'est que xam nga ne am na ay problèmes yu am. oui exactement. donc loolu moo tax ma ne il faut ñu góorgóorlu ci mbiru lii nga xam ne mooy liberté fondamentale yi. te Sénégal kat loolu moo newoon dooleem. Sénégal jàmm moo newoon dooleem. xarañ parce que aussi doomu Sénégal yi macha allah. dañ daan jàng xarañ fu ñu dem ñu ràññee leen. waaw yooyu yëpp dafa am état bi dañ fa daan def ñu xarañ mooy da ngay fàttaliku boom. waaw boo nga xam ne bureau organisation. wallaay ndeysaan waaw léegi yooyu yëpp da ngay xool. mu ngi nekk di exploser loolu baaxul ci état. il faut que état bi ñu xoolaat. réfléchir repenser ko. defaraat ko taxaw toj ko tabaxataat ko. léegi monsieur Tine c'est quand la dernière fois bi nga xam ne gën nga dégg président Macky Sall war ngeen toog waxtaan naan tee caayam. waaw gëj nañ naan ko nag mun naa ne yàgg na. président Macky Sall boo demee ci intimité am. vraiment nit ku woyof la waaw nit ko wax nit ku yaru. waaw nit ku mun a waxtaan mun a reeloo. ça n'a rien à voir ak ñàngal bi ñuy gis. waaw bi ma ko mujjee gis yàggul avant les élections rek. te boo ko gisee tamit il était très gentil. très sympathique te it bu ma ko gisee dama koy wax li ma xalaat. te léeg-léeg da koy déglu. waaye bu paree day def lu ko neex. waaw mais bon dëgg neex yàlla daal li nga xam ne moom mooy limite am. mooy dafa nekk day fonctionner en circuit fermé. et de façon partisane. te il faut moo xam ne Sénégal du circuit fermé. wala état circuit fermé. moo koy rek il faut nga ubbeeku. waaw ubbeeku boobu moom. am na solo loolu waaw non dafa am solo léegi nag ñu ñëw jatu émission bi jeex na donc monsieur Tine jatu neen may na man 3 minutes. ñu dem ci damay xam nga yoon naanite nga. donc dama lay jox rek ñetti dëkk nga xam la fa ne donc dama lay wax ñu dem Mauritanie. Mauritanie. waaw dañ bàyyi di naan. état malien état gambien ak état sénégalais. ñoom ñooy indi crise bi. crise bi foofu la jógee te homme politique yi ak seen leadership politique ñoo ko andi. te ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci affaire nañ leen bàyyi. parce que élection présidentielle liberté la ak respect des droits de l'homme. mais liñ fa gis ni dëgg-dëgg ñu ngi koy ñaaw. tey na xel. lan mooy solution bi foofu. solution bi mooy waxtaan. ok il faut que Mauritaniens ñu wax parce que tension yi fa am. entre les différentes communautés ak groupes yi
suñ ko réglé wul Mauritanie léegi ëllëg si biir musiba lay indi te du baax ci Mauritanie te du baax su ñun donc il faut que ñëpp jàppale Mauritanie pour feexe ba nga xam ne dëgg-dëgg dal dana fa am waxtaan dana fa am jàmm dana fa am et puis lii nga xam ne mooy ak yelleefu ñu jox leen ko. d'accord alors ñu dem fii rek à côté Gambie Gambien yi nga xam ne ñu ngay tuumaal Yaya Jammeh ci ay yëfu viol yu mel noonu foofu ndax CPI am na fa wàll yéen lan ngeen di préconiser. waaw xam nga Yaya Jammeh bala nga naan CPI day fekk mu am crime de guerre crime contre l'humanité wala génocide. loolu wóoruñu ne am na. waaye li nga xam ne am na ba des mooy Yaya Jammeh foog ñu juger ko parce que xamoon nañ ni dictateur la. xamoon nañ ni tyran la léegi dañu découvrir que prédateur sexuel la. loolu nag ñi nga xam ne ñooy victimes yi muy jigéen ñi. vraiment jigéeni Afrique war nañ leen jàppale. parce que gisuñu jàppale bi nga xam ne. moom la Sénégal war a def. surtout femmes yi femmes là qui sont promptes ñaar dañu war a wax. kii nga xam ne mooy président Guinée équatorial mu extraordinaire mu extradé ko ñu jugé ko exactement loolu daal la ñuy laajte ci biiru Gambie. d'accord alors Mali gis nga communauté yi askan wi bon ni ñu ko waxatee en tout cas reyante ba fa am ci kii ethnie yeeg yu mel noonu foofu tamit loolu ñu si mën a baaxee. du Mali rek. dafa law boo demee Burkina mu nga fa bés bu jot mu am fa soo demee Niger am na fa boo demee aussi Nigéria am na fa donc problème bi problème régional la moo tax ñuy laaj ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ñu def benn sommet seet nan la ñuy trouver une réponse régionale à cette question parce que tey Maliens ñu ngi góorgóorlu parce que militaires yaa ngi dem au centre. MINUSMA mi ngi góorgóorlu ñu ngi dem au centre. changé nañu gouverneur bi indi gouverneur bu bees. léegi tamit ñi ngay dem di wut wàllu ba Russie. donc ñi état bi mi ngi góorgóorlu. waaye nag problème bi du problème mu Mali rek buñ nañ ko def suñu xel Mali peut-être épicentre crise bi la. mais crise bi mi ngi law mel ni kii wu feu. mu tudd un feu de brousse. kon nag il faut que état yi chef d'état yi toog waxtaanu Mali trouver une solution boo xam ne c'est une solution régionale. d'accord alors Coupe d'Afrique des Nations ci la ñu ne. waaw sunu gaynde yi gis nga lanu liggéey démb ca Égypte algériens yi dafa nañ leen bagage. waaw xam nga algériens yi. dañu ne ñun de dañuy dajeek Sénégal te Sénégal mooy favori ñu préparé wu bu baax. waaw ñii di nelaw. daal di dem waxuma dañuy nelaw de. mais dañu leen bett. dañ ci leen duma leen wallaay ndeysaan. waaye nag bon. ça aussi c'est la Coupe d'Afrique amul benn équipe boo xam ne dafa na sax parce que démb boo xoolee Tanzanie. ak Kenya sax. dañu xarañ. donc li ñuy wax mooy nañ góorgóorlu. góorgóorlu waat xam ne. Sénégal yëpp a ngi seen ginnaaw mais nag foog ñu wax quand même sénégalais yi muy reporter yeeg ñëpp dëgg neex yàlla bu ñu leen découragé. parce que bu ñu découragé joueurs yi bu ñu découragé Aliou Cissé. et nañu continuer di leen encouragé rek. ba lu ñu am jël. alors ñu jeexale Monsieur Tine ak une petite pique boo xam ne sama benn xarit moo ma ne boo ko laaj Monsieur Tine sa professeur saa yoo ko invité da nga koy xaw a raayaale tuuti boo ko laajee ba mere la dama ma ne. moom dafa gis ne léegi Sénégal dafa bëri société civile ku jóg ne société civile léegi moom dafa bëgg question moo nekkoon xanaa société civile dafa am benn deal boo xam ne nekk ci ginnaaw dafa c'est un big deal quoi dafa am xaalis bu nekk ci ginnaaw business la ba y a des donations occultes day nangam moo tax ku jóg léegi bëgg nekk société civile. xam nga man mi ne société civile ay ati at. waaw xam nga aw ma retraite fi ma toll. tey su ma liggéeyul sax du ma lekk. amoo presque amoo rien du tout. aw ma rien du tout te dañ ma dàq sax. université dàquñu ma mais dama gedd parce que dañu yeewu suba dagg sama salaire. ndax liggéey droit de l'homme yi may def. oui depuis 2004 2005 ñu dagg ko. donc loolu yëpp dafa joué kon am nga quelques ruq. mais attends man quand même xam nga boo demee ba nekk universitaire nga dem ba nga xam ne nekk nga un expert international ñu xam la au niveau des Nations Unies mais nga continuer di liggéeyal nga xam ne sax da ngay continuer di liggéeyal sa réew. mënoon naa dem sax ni damay def suma cabinet di def expertise rek wut xaalis mais. société civile amul xaalis. mais Mbodj bi mu gaañoo fii. mais boo demoon gis kër Mbodj da ngay tiit bu radu. barke Nabi Moustapha. c'est-à-dire que fii léeg-léeg boo nekkee société civile dañu naan waruloo am dara. mais amoo ay don ak yooyu ay don quelque chose ay kii ak yooyu quelque ndimbal yu jógee. amul culture fii amuñu culture
société civile am nga ne kii de mu ngi liggéeyal réew mi nañ ko jox amu fi déedéet xam nga fi ban culture am saraxe am dara nga rey nag jox ñun ñu kii ñu ne tabaski nga am xaalis nga jël xar yu bëri joxe saraxe yu demee noonu mais bu ñu nee ñoom àlinti nag société civile da nga foog ne am nañu xaalis te amuñu dara mais bitim réew du ñu jox dara amoo fa ay quelques affaires yu ñu jox ay quelques kii yooyu aw ma fa ay quelques piqûres daal aw ma benn piqûre boo bëggee sax yow mën naa la ñëw jox la suma compte en banque nga vérifier ko te caaxaanuma non na nga ñëw xool nga xoolal sa bopp da nga ñëw xoolal sa bopp la ñuy wéyee ak fit ak liggéey waaw. yàlla sax yàgg. amiin monsieur Tine sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak Sénégal yéen a seetaan. waaw léegi ñu ngi wax li ñu wax rek mooy li nga xam ne am nañ ko muy richesse Sénégal benn mooy jàmm. waaw yal na fi jàmm yàgg. amiin yaa rabbi. ñaar mooy. Sénégalais yàlla da koo may. ñu am ay population yoo xam ne dañu xarañ macha allah. donc il faut ñu sukkandiku ci doomu sénégalais yi nga xam ne xarañ nañ mën nañ. dëgg la ñu fexe ba nga xam ne dinañ yóbbu Sénégal fu mën a dem. dëgg la tey lii nga xam ne mooy dëgg. li nga xam ne mooy yoon. waaw ñu digal nguur gi ñu doxal ko. parce que loolu mooy tax jàmm yàgg. moo tax jàmm saal. te di sellal lii nga xam ne mooy alalu réew mi. parce que am na sëriñ bu mag xam nga lu mu wax. mu ne li nga bokk ak ñëpp. boo ca mënee bañ a séddu. moo gën na nga ca mujjee séddu. waaw moom lay daaneel. ça c'est très fort. waaw monsieur Tine la woon Alioune mi nga xam ne mooy papay droit de l'homme fii ci Afrique képp ku droit de l'homme moom ngay roy donc ñu kontaan lool nag ci dalal la chaque fois nga jàppale ñu gën a comprendre àddina ak li ko wër. Donc ñu lay gërëm ci loolu mu jiite léegi Afrikajom Center ñu jaajëfal ko bu baax a baax dinañ jaajëfal yéen tamit ci teewlu bi di gërëm bu baax di sant sama équipe comme d'habitude sama doom ji mi ngi ni ma jàkkaarloog moom Jatu Ndiaye Soumaré ma nga noonu ca Somba régime nag kan ma fa ne Jatu non avant ko kan moo démarré man ki démarré laay waxal donc wax maa ko ki terminé ki démarré moom amal importance ki démarré Charles waaw Charles moo démarré ma koy gërëm di ko sant maa aussi c'est comme d'habitude maa aussi nag man war nga ma wax dëgg ku lay jàppale parce que maa aussi c'est chaque jour mu absenté te ba léegi déggoo benn sanction bu dal ci kaw Maawo loolu tamit c'est extrêmement grave donc maa aussi encore une fois dafa absenté Charles moo ma sauvé cent mi ngi noonu Mado voilà sama sista boobu moo nekk ci make up bi Glam Style by Mado ngeen dóoral ma rek ci suuf Moussa Sène ci montage bi nga dóoral ma yëfam moom Mado di gërëm nag bu baax a baax ak di sant képp koo xam ne jàpp nga ci biir émission production bu Joséphine Mboup sama rakk jooju Marie Guèye ak képp daal mais tey rek damay def tuuti kii rek félicitation bu baax a baax ndaxte xam nga ñu ngi ci période bac bi ma am nag sama ay doom yoo xam ne dëgg dañoo bégal ki ma ci jiital mooy Seydina Issa Laye Niang di ñu gën ko xam ci maam Seydi kooku nag sama doom la di sama doom borom kër donc may félicité bu baax nag sama borom kër ak nag yaay ji first lady mooy sama première dame sunu bébé boobu nga xam ne dafa am bac d'office la am bac G maam Seydi ñu koy félicité yàlla ndoog njiglaayam maam nag keneen nag koo xam ne moom itamit sama doom la mu nekk rek Karim Binta bul ma rey Karim Thial waaw j'espère que j'ai pas écorché le nom alors Karim nag moom itamit bac la am d'office def naa moom it bac G la yaay ji nag mooy sama lépp moom itamit Binta Diallo la di nekk foofu SGBS bu Almadi may féliciter daal képp koo xam ne rek sa doom am na bac donc di ñaanal ñi nga xam ne ñooy def bac général à compter du premier ñoom itamit yàlla taxawu leen sunu bébé yooyu ba ñu rek am sa premier diplôme universitaire tellement important moo tax ma xamante ne Monsieur Tine donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di fóon nag bu baax tamit sama benn sœur Tabaski maam si ci yu baax yi kooku moom ku bëgg a xam ay yëfam rek demal Facebook nga xool ko donc may gërëm ñëpp di sant ñëpp face to face incha allah beneen dimanche jërëjëf et puis voilà bon dimanche au revoir.